salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo El Vision Média rawatina yéen chers amis internautes yi nga xam ni doo leen jóg ci du suivre El Vision Média lu mu def mu neex leen di leen baalu àq nag ci koor gi di leen wax ngeen baal ñu lépp lu El Vision Média def mu seen a naqari rek à travers ma voix ñu ngi leen koy baalu te di leen souhaiter un bon ramadan. tey nag seen émission 20 minutes avec du ma ni 20 minutes avec dama naan 20 minutes avec ndogu ndax tey dañu seet si nag ci biir koor gi benn politicien fii au niveau de la banlieue ci Guédiawaye kenn dootu ko fi présenté muy Mamadou Yaya Ba nekk fi nga xamante ni si mooy Guédiawaye nekk fi politicien nekk ci parti bu ñu naan APR yor fi tamit ay fonction dañ ko seet si woon nag tey ànd ak équipe bu 20 minutes avec fas yéene ko toog sekk ak moom waxtaan rek comme ni ko turu émission bi laajee 20 minutes avec dama koy bàyyi mu nuyoo Mamadou nuyu naa la. fay naa la. di leen di dalal ak jàmm. alors di kontaan tamit di am mbégte dalal leen fii si sama kër fii si Guédiawaye Wakhinane Nimzatt di leen di baalu àq di baalu également seen internautes yi leen di baalu àq di leen di souhaiter un bon ramadan. yàlla defal leen xéewal ba heure bi déwén tamit ñu yàlla may ñu fekkee ko te tal ko. yàlla yokk xéewal gi si Sénégal. voilà. suñu ne Mamadou Yaya Ba xel yëpp dem que ni politicien la fii si niveau Guédiawaye bëggoon naa xam tey bu ma doon wax Mamadou Yaya Ba yow yaay kan mu defal ma benn présentation briefing rek ci kan mooy Mamadou Yaya Ba. waaw loolu nag yombut xam nga wax sa bopp. dafa jafe. alors li ma la mën a wax rek mooy Mamadou Yaya Ba je suis comme ni nga ko waxee un jeune politique. nekk coordonnateur bu COJER bu Guédiawaye. ak bu Benno Bokk Yaakaar. convergence des jeunes républicains. convergence des jeunesses républicaines. yàlla def ma bokk ci membre fondateurs yi. non seulement membre fondateurs yi. APR mais doo ko waxee sous-entendre nga ci COJER. bokk naa ci ñi nga xamante ne ñoo ko taxawal. ba muy tàmbalee. ma nekk tamit conseiller municipal à la commune de Wakhinane Nimzatt mais également à la ville de Guédiawaye. Président de la commission environnement assainissement et cadre de vie. aussi bien qu'à Wakhinane qu'à la ville de Guédiawaye. Alors, l'NLD, j'étais au cabinet du président en tant que chargé de mission. Alors, maintenant, je suis membre du comité de direction du FD Sud, de l'ARTP. Le FD Sud, c'est le Fonds de développement du service universel des télécommunications, qui est rattaché à l'ARTP. Alors, loolu mooy côté politique, côté xëy na yëngu-yëngu sur le plan administratif. loolu mooy sama liggéey ci nguur gi ak ci politique. En plus de cela, benn acteur de développement. waaw xam nga acteur de développement moom man damaa jàpp ne tout homme politique est un acteur de développement. doit être un acteur de politique doit être parce que lan moo waral acteur de développement boobu di am gars yi di koy wax des fois ñu koy wax côté social yu demee noonu parce que nit ñi du nekkee ne loo xewle doo leen wooyu ñu jóg maanaam si li nga nekk si politique bi nga nekk muy ay jigéen muy ay mag muy ay ndaw di lay accompagner baax na à un moment yow it si li nga xamante ne moom la yàlla di wërsëgal nga leen siy gestu bi mooy comme si li ñu nekk nii moment ramadan war nga mën a jàppale say militants si ay suukari koor donte du obligation ak yeneen yoo xamante ne da nga koy def parce que doo dëkkee si gox war nga mën a góorgóorlu ba ëllëg si biir du ñu ne bañ fi nekkee si nguur gi defuñu fi dara def boobu nag président de la république li mu mën mooy jël ay ndawi banlieue jox leen ay responsabilités mais le reste ñun ñooy xam li ñu war xam ne dañoo war a taxawu population yi aussi bien les jeunes les femmes que les adultes. des fois taxawu ci population boobu noonu damay revenir si mën na bañ a nekk doole président bi mu nekk seen propre doole yéen. waaw ngeen jël ko pour jox ko seen i ba tey ñun doole président la ñuy utiliser parce que ki nga xamante ne moom moo la nommé. alors yëkkati la jëlee la fenn yóbbu la fenn. xëy na nga am benn statut. xëy na am benn revenu boo xamante ne xëy na amoo ko woon donte ñun dañ doon liggéey avant président Macky Sall di nekk président de la république dañoo yor suñu métier doon liggéey bi président ñëwee lañ doon liggéey noonu yokkal nañu si loolu yokk si li nga xam ne lañ doon am loolu la ñu war a génnee bokk ko askan bi parce que président bokk na si li muy wax des fois doo amee sa 100 francs donte da ngay yëkkati juróomi dërëm nga jox sa dugub nit ñi li des xëy na yaag sa njaboot ak say mbokk mais ñi nga xamante ne ay militants lañ heure boo jógee ñu jóg war nga leen di gestu leen di bàyyi xel ndaxte président mënut a jox ñëpp militants yi dañoo nekk ay militants comme yow yàlla def président jox la joxu leen kon nag yow dañ laa dënk ñooñu pour nga toppatoo leen nga war ko mën a partager wala mën a toppatoo duñu amee xew nga dem si duñu amee dëj nga dem si duñu amee lu xew bu neex ak bu naqari nga dem si ñu gis la nga am nga bokk ko ñoom du xew-xew amee nga taxawu leen loolu mooy responsable politique te loolu tamit mooy en même temps acteur de développement également nga am say femmes boole leen dafa leen ay comme ça les lions yi nga yor parce que am nga ay les lions de Mamadou Yaya voilà yana ñu ngi fii am na ay femmes battantes derrière Mamadou Yaya tout le monde mais parce que moi également loolu dooy seetlu yu bëri
ay concept yoo xamante ne yu gën a bëri yàggut. li tax yàggut. parce que man dama mës a am benn vision mooy président de la république président Macky Sall son excellence. ba mu jógee ñun dañoo jóg ànd ak moom. di xeex. ba yàlla def mu jot nguur gi. ñu ànd ak moom mu am deuxième mandat. mu taxaw ni moom soxlawul troisième mandat. parce que ne sartum réew mi mayu ko ko. à ce moment ñun ñu war a taxaw nag man j'ai toujours dit que je ne cherchais pas de militants musuma wut ay militants j'ai cherché des militants que pour le président de la République du moment où nag le président a ces deux mandats il faut ñu téye suñu nit ñi nga xamante ne c'est pas parce que le président dañu foofu nag laay dugg ak yow. voilà da nga téye say nit yooyu. Voilà. moo tax nga nekk fii si niveau Guédiawaye bi di fi def ay acte social. di fi jënd ay bagages di ko may population bi nga dëkkal muy waa Guédiawaye en plus de ça sànq say biir wax yaa ngi wax ni conseiller nga fii ci mairie commune Wakhinane Nimzatt bi nga xam ne bokk nga ko ak say morom mais ci enquête Mamadou dañuy dugg ci émission bi ci enquête li ngay def noonu dafa am foo teg sa bët parce que yaa ngi koy wax léegi que ni waaw dañuy wax ci émission bi la bokk. bismillah. waaw toutes les questions sont bienvenues. ok ci say biir yi wax nee nga Macky Sall 2 mandats la jël. pour téye ko nee na soxlawul 3e mandat donc yow li ngay obtenir di ko def da nga am loo bëgg am foo teg sa bët wax nga ko léegi mooy vision bi nga am. vision bi nga am nag Mamadou Yaba mooy mairie Waracine Talla bii àdduna yëpp fii nii Guédiawaye xam nañ ni foofu nga teg sa bët léegi da ngay taxaw man dama bëgg. su ma la invité. nga def comme yeneen invité yi nga wax carrément ñëpp di ko dégg. mairie commune bii nga bëgg a teg sa bët mais avant may wax ci waxu mairie commune bi. sa entrée en politique laa bëgg a xam lu la andi APR. alors ba nga yor fa titre coordonnateur jeunesse Benno Bokk Yaakaar au niveau de Guédiawaye. alors boobu de yaakaar naa moo gën a simple la tontu bu ma xool loolu ma xoolut. non boobu dañ siy dellu si léegi. bon li ma bëgg a wax bon man yàlla dafa def ma nekk nit koo xamante ne bëgguma injustice. dama mos a bañ fu ñuy nootee doomu aadama. le président Macky Sall ñëpp xam nañ ne dafa liggéey àndoon son papa nga xamante ne c'est son père adoptif. son père spirituel muy maître Ablaye Wade ànd ak moom. liggéeyal ko sonal ko. xeexal ko ba bi mu gën a métti mu taxaw ba kooku am 2e mandat. ñu commencé ko bundu xatal. ñu ko commencé bundu xatal ñun bon j'étais un jeune militant comme tout le monde alors à l'université ñëpp xamoon nañ ñun ndaw yi ni ñu meloon ci Ablaye Wade. moo ma dugaloon ci j'ai une fois milité au mouvement des élèves et étudiants libéraux le MEN. ma dem jënd sama carte bokk membre mais un membre inactif ma see bokkoon noonu parce que Ablaye Wade dañu ko bëggoon ñun jeunes yëpp. dañ doon xeex ak suñuy werante ak sunu papa yeeg yooyu den di wax ni Ablaye Wade la ñu war a àndal. mais loolu la woon rek mais bi président Macky Sall bi ma commencé gis ne ñu ngi koy commencé bundu xatal si la ne lii warul am. si lañ taxaw nag. ma jóg taxaw man ak samay morom ak samay nawle. ne dañ ko jàppale. si jàppale boobu noonu lañ nekk bokk nag yàlla def ñu bokk si ñi nga xamante ne ñoo sos parti bi fii si Guédiawaye ak si Wakhinane Nimzatt. li may wax ni doo laajte yeneen ñi. de PDS à APR la. waaw mun nañ ne de PDS d'un simple militant au PDS. à un responsable nekkoon nga PDS rek. bul wax simple di jël parti jàmbul di ko ñàkkal fay na tamit. c'est-à-dire xam nga du ma si nekkoon du ma ko tudd. xam nga xamoo ko woon. man maa ko wax d'une manière délibérée. alors laqatuwuma si tamit. parce que tamit Macky Sall si Ablaye Wade la jóge woon. la nekkoon. mais yow da ngaa topp Macky Sall. waaw damaa topp Macky Sall. parce que injustice bi ñu bëggoon teg si kawam laa jàppoon ne warul woon mën a nekk. ma bi mu fippoo gën ma ànd ak moom. nag fësal sama bopp ma nekk si Ablaye Wade damaa nekkoon un simple militant. daaw ma dem réunion daaw ma dem si meeting daaw ma dem si lenn. si tout simplement j'étais un militant du parti démocratique sénégalais. bi président Macky Sall nag ñu commencé ko bu ñu xatal si lañ jóg ñun tam ànd ak moom si laa nag affiché wu. commencé di dem ci réunion en briefing ku xooxatal nit ngay bañ. voilà c'est ça parce que tamit néewal doole moom mu baaxul te dama jàpp ne instant yii Macky Sall lañ ko tooñoon. ba pare bu ko néewal doole ma jóg nag ànd ak moom. si loolu lañ ànd. mu tamit mu nekk ni koo xamante ne ku am coloré. koo xamante ne fàttewul ay nit yi dëmbam. bi ñu àndee ak moom si xeex ba nga xamante ne ba yàlla def mu jot nguur gi tamit. am na fu mu ñu teg. moo tax tey ñu mun ñu wooyee ay responsable ni nga ko waxee noonu COJER boobu noonu. depuis ba ñu ko commencé. si laa ko commencé jiite. bi ñu ñëwaatee en 2014 bi Aliou Sall ñëwee à Guédiawaye en 2013 2014 ñu. kon yow bokk nga ci ñi appuyé Aliou Sall. mu ñëw installé wu accueillir à Guédiawaye. mais ñi naan ay Aliou Sall dëkkal Guédiawaye nag. non xam nga ay question de dëkkul Guédiawaye barke dem yéen a ngi gis président Macky Sall mu ñëw fi jaale si benn nijaayam bu gaañoon. kooku si ñu sos foofu mu dëkk fa la bokk kon ku mënuñ lan mooy dëkk Sénégal fu la neex nga dem taxaw fa
doo xëyee nekk ab nationalité sénégalais. yaa ngi dëgg nekk ab sénégalais fu la neex nga taxaw ne fii dama fee bokk. kon looloo tax yow ba nga ñëwee fii Géejawaay. waaw yàgg nga Géejawaay sax. yàgg naa Géejawaay mais bi nga ñëwee fii rawatina fii nga jël sa bët teg ko ci mairie. commune de la commune bi sunu mairie bi Wakhinane Nimzatt. non xam nga du question teg sama bët sa si mairie Géejawaay si mairie Wakhinane Nimzatt. doo wax da ngaa bëgg mairie bi. waaw defal ndànk rek duñ si yegg dinaa si wax doo ma si laajte dinaa si addu parce que ragaluma ko nag. parce que nag 2014 j'étais candidat à la mairie. président Macky Sall moo ñu woo ki nga xamante ni tey moo fi toog muy le maire Racine Talla. di sama mag. coow bi mu bëree mu woo ñu def arbitrage ñaan ma njëkk. ma nangul ko. parce que nag damaa jàpp ne président Macky Sall non seulement kilifa la si man si parti bi. mais kilifa la nekk président de la république. ba ma ñaanee ba ma nangoo itam métti woon na si ñi ma àndaloon. parce que nañ fa demee xam naa ko. alors du ma si revenir rëccuwu ma ci. parce que nag daf maa ñaan ma may ko ba ma koy mayit dafa nekk loo xam ne lu ma gëmoon la. te boobu ba tey teguma benn acte buy yàq li nga xamante ne xam nga wax naa la ko tantôt nee naa la may président commission assainissement environnement et cadre de vie. et mosuma def poser acte boo xamante ne bu yàqal ki fi nekk la parce que damaa jàpp ne du yàqulee. ma yàqule parce que du yàqulee président Macky Sall yàqule. mais jàpp nañ ne tey réew mi dañ toll foo xamante ne dañuy wax si taxawaayu ndaw yi. mais taxawaayu ndaw yi Mamadou taxawaayu ndaw yi. nit ki yor maire am yaa ngi dégg nekk maire commune bi. di def ay acte de social. di def yoo xamante ni dëgg la doomu Géejawaay nga. am nga droit dëkk fii am nga droit jàppale say militant am nga droit def leneen ak leneen. mais tamit acte bi ni nga koy defee moom lu mu waroon def la yow nga ñëw di ko def. waaw xam nga nekkul moom rek la war moom da koo war parce que dañ koo fal. man daf maa war dama koo warlu. man parce que doomi gox bi laa. gisoo ni yow ëppaloo ci. non ëppal amu ci parce que man li may def nii dama koo xeeb d'ailleurs parce que du ma sañoon fépp fu mairie sa mënut a yegg man ma yegg fa parce que damaa jàpp ne complément la parce que ñun ñoo bokk gaal gi nga xamante ne moom lañ yéeg muy gaali APR. kon yow tu seras candidat kon. xam nga dama ne la tantôt da ngaa dagg sama wax dama ne la. 2014 j'étais candidat. xëccoo bi am président woo ñu ñaan ñu njëkk. bi ma ñaanee njëkk ma nangu. ba pare ànd si liggéey bi. alors boobaa léegi bàyyiwuma liggéey bi ma doon def. bi président taxawee nag mu amee deuxième mandat tamit ma continuer gën a téye samay nit. du ñu yeggee nag foo xamante ne tey jii parti bi dafa taxaw di ut koo xamante ne mooy nekk candidat. du boobaa ma taxawal sama bopp. parce que nag liñ fi def gëm naa ne mun naa def lu ko ëpp. mun naa def lu ko raw. wóolu nga sa bopp c'est bien sûr. du question wóolu sama bopp sax mais am naa si vision am naa si xalaat. am na luy dox fii jàpp naa ne mun nañ ko gën a doxal. donte lépp bonul. mais xam naa ne tamit lépp baaxul. léegi dafa am fu ma bëgg a dugg ak yow tamit ba tey ci foofu parce que foofu da nga koy daw. mais xam naa ne man dinaa toog suñu kër ñun waa El Vision Médias laa ko waxee te day am. dinañ toog fii ni Modou Yaya ba waaw jël na kii maire yi Wakhinane Nimzatt. amiin bu ñu ko joxee rek bu ñu ko population yi joxee rek ñu taxaw. assumé ko si parti bi mais Modou Yaya du question de Macky Sall daf laa ñaan njiit dongo. bul foog damaa ñëw fii toog nii pour def émission ak yow. ma leer lu leer. Macky Sall ñaan na la njekk sa diggante ak Racine Talla. comme ni nga ko expliqué c'est clair mais. am na beneen après élection présidentielle am na leen loolu xëccu. lu mel na. waaw li nga doon xëccu mooy yaa ngi fi doon bëgg yaa ngi fi doon xaar poste ministre. yaa ngi fi doon xaar benn poste ministre. yaa ngi ko fi doon xaar Mamadou tamit. waaw ngay waxal de man xale bu sobbee. ku ne sa question yaa ngi dégg yaa ngi fi doon xaar benn poste ministre xam naa ne munoo wax waaye say jegeñaale waxal nañ la. te say jegeñaale bi ñu la waxalee taxul loolu am. kon yow ba nga teggee sa bët fële ne ñëwaat nga ba tey bàyyi woo xëcconte bi yaa ngi doon jéem a te yooyu noonu xam nga seen langue politique gi yaa ma gën a xam waaw xam nga poste ministre nekkul lu ñuy xëccoo mais yow yaa ko doon jéem a xëcc pour mu ñëw ci yow non du question lu ñuy xëccu man mosuma xëccoo li nga xamante ne président da koy joxe nee naa la li nga xam ne damaa amoon possibilité xëccoo ko ba ma ko xëccoo président ba ma ñaanee dama bàyyi muy mairie kooku ñun yow yaay taxaw sa taxawaay mu ñaan ma ko ma bàyyi ci ginnaaw loolu tamit président Macky Sall tamit jàppale ma parce que ginnaaw bi nga xamante ne élection yi jàll na ma nekkoon chargé de mission à la présidence si la ma nommé également par décret yóbbu ma si FD Sud donc man namuma li ngay xalaat parce que ministre loolu moom lañ leen ko président di nommé décret. mais lu tax kon sa jegeñaale yi sa jegeñaale yi xaaral rek fi ma nekk nii lu ma fa nommé décret. kon jàpp naa ne nomination bi gën a màgg. si état muy décret la. président noom xaatimal na ma ko te nag man nag nekkuma fi ab militant si parti bi. si premier mandat mu nommé ma 2 fois dama koy sant di koy gërëm. parce que bàyyi na ma xel. moo tax du ma xëccu loo xamante ne ou bien. gërëm na la sax gis naa benn vidéo boo xam ne dafa tudd sa tur dafa la gërëm président mënut a ñëw fii te gërëmu ma. parce que damaa bokk si ñi nga xamante ne dañ koo sonal fii te boobu ba tey teguma sama tànk
ma nekk si di daw guddi di daw bëccëg. loolu moo tax fu mu ma fekk sagal ma yëkkati ma. moo tax it du ma ku nekk di xëccoo du ma xëccoo parce que tamit mënoo ko xëccoo sa d'ailleurs. parce que ministre président mooy toog xool ku ko neex mu nommé ko. ma ànd ci président lu mu mos a def ànd naa ci. léegi élection locale yi ñu jëm nag. waaw élection locale yi mooy taxawaay Mamadou Yaya Ba en tant que coordonnateur départemental. sama taxawaay mooy liggéey. liggéey à la base. duñ si yeggee. xëy na le président de la république nekk président ci suñu parti dina joxe ay orientation orientation yi tamit ñun dinañ si am lan suñu xalaat. du laajee ñu waxtaanee ko suñu kii def suñu ndëpp suñu biir parti. ba ñu mën a génne benn candidat. moom moo gën. mais yéen seen biir parti bi dafa am koo xam ne si yéen a bokk parti ba pare mais yéen ñëpp moom seen adversaire la. waaw te yéen da ngeen koo ragal de. déglu xam nga dama ne la. non damay cité turam. non ragal non mooy Racine Talla la mooy suñu maire. Racine Talla ba bien que. duñ ko ragal a tudd waxuma commune Wakhinane Nimzatt instant je parle de manière générale. le département la ville Aliou Sall non muy Lat Diop. non mais xam nga c'est vrai Lat Diop suñu parti la bokk. waaw. xëy na nag si parti ni muy doxee. des fois dina am ñoo xamante ne benn moment duñ bokk gis-gis. waaw. c'est vrai que moment bi. mais moom taxaw na instant yi pare na de. waaw comme ay moromam. loolu nga gisee. parce que mairie tamit nekkul loo xamante ne décret moo fay dem. xam nga dafay dem. taxaw liggéey. ma fàttali ne 2014 la Diop nekkoon na candidat. ñu gagné ko à Golf Sud. ñun Benno Bokk Yaakaar gagné ko boobu tax ñëwagul si parti bi. si ginnaaw loolu la ñëw si parti bi yaakaar naa nag ne. xëy na duñ demee si liggéey parti bi. parti ki muy wax ne moom mooy nekk suñu candidat. xëy na ñëpp dinañ si ànd. du nekkente ne tànneef bi tam bu baax la. mu bañ a nekk nag loo xamante ne. nit ñi dañuy toog su ko am ñu leen fa toogal di def ay lobby. parce que tam parti yu bëri loolu moom moo leen yàq. ñi nga xam ñooy def liggéey bi si à la base da leen fay ni ñuq bàyyi leen. jël ñi nga xamante ne ñoom ñoo am possibilité wax foo xamante ni xëy na ñeneen duñ ko fekkee. moo tax nag ñun bokk nañ ci ñi nga xamante ne loolu dañ koy xeex. alors donc nag ñun ragaluñ kenn képp koo xamante ne say vision si politique bi say ambition maanaam. fan nga teg sa bët lan nga bëgg a def instant yi nii parce que nangu woo wax ni. peut-être que da nga ragal ki fa nekk nangu woo wax ni damaa bëgg commune Wakhinane Nimzatt mais léegi xanaa di nga wax mbokk téléspectateurs yi lay seetaan lii mooy samay ambition ci. non xam nga loolu sax man du ma ko ragal nee naa la mairie bu Wakhinane Nimzatt ñun soxla nañ ko pour liggéeyal suñu gox. mais c'est-à-dire soxla bi ñu ko soxla. dañ ko bëgg def loo xamante ne day nekk loo xamante ne day ànd ak parti bi fekk si ñu te gëm nañ ne. parti bi dinañu si fekk si. man gëm naa ko en âme et conscience. que ne parti bi dinañu fekk si loolu noonu parce que am na lu ñu si mën. te tamit du ku seetlu ni mbiri di demee xam ne. président mu ngi bàyyi xel ndaw ñi. mu ngi bàyyi xel ndaw ñi bu baax a baax a baax. am na tamit beneen actualité boo xam ne am na fi tout récemment. bi nga xamante ni moom la Macky Sall jël li nga xamante ni mooy ministère de la jeunesse bi. jëlee ko ci Pape Ndong bi nekkoon Pikine jël ko jox ko Néné Fatoumata Tall ma koy saluer de passage sama tata boobu Néné Fatoumata Tall ngeen gis tollu de Pikine à Guédiawaye loolu amul benn kii bu mu def seen diggante et tout. ba tey dafa sagal banlieue bi parce que nag c'est la première fois ministère de la jeunesse banlieue bi téye ko que moom mi nga xamante ne moom mooy Pape Gorgui Ndong di sama xarit jiite ndawi Pikine yi comme ni ma jiite woon ndawi Pikine yi comme ni ma jiite ndawi Guédiawaye yàlla def mu am jaar-jaar tamit ci parti bi. ba ni ko président di defee ministre de la jeunesse. ba nga xamante ne dem na ba mission am jeex parce que ministre mission la. président xam ne kii mission bi mu ko joxoon. remplir na mission bi xëy na. mbaa am na lu ci des mu jox ko keneen pour mu yeggali ko. mu ñëw dal ci sunu sœur. di Néné Fatoumata Tall. Néné Fatoumata Tall nekk koo xamante ne man wax naa ko bi nga xamante ne fal nañ ko. ci ndaw ñi nga xamante ne ñoo njëkk a ànd ak président Macky Sall da see bokk. bokkoon ci COJER bi nga xamante ne moom laa jiite. avant muy dem nekk responsable des femmes. ci COJER bi la njëkk a milité. alors nekk ci COJER ñun liggéey ci liggéey bu am solo. maak moom. tamit mu nekk koo xamante ne. mais yow Macky bu mu joxee Pape Gorgui Ndong jóge fa jox Néné Fatou mënoon na laa jox poste ministre bi nga bëggoon rek. waaw non xam nga du question poste ministre bi ma bëggoon xam nga ministère nekkul ne parce que on est jeune rek dañu war a jël ministère de la jeunesse. am nañ qualification. am na luñ mun du ñu jox ministère de la jeunesse tamit. gëm nañ ne président Macky Sall. bàyyi nañu xel. te tamit ñun yàkkamti wuñu. on est encore jeune. te nee na li ñu ko jox nii tamit. gëm nañ ne moom. am na si maanaam moom mérité na ko. mérité na ko comme ni ko Mamadou Yaya mérité woo comme ni ko keneen mérité comme ni ko Pandong mérité woon. tey dañoo sant yàlla ba mu ko jëlee si ndaw joxaat ko ndaw. ñun dañuy sant yàlla. ok léegi fan nga teg sa bët.
non man gis nga ko man li may def moom mooy liggéey. président Macky Sall fépp fu mu yaakaar ne man mun naa ko fa jàppale. ne ma Mamadou Yaya du ma sañ nga jàppale ma si la nga xamante ne moom mun na ko. mooy li muy nommé. man du ma si wooye ma jàppale ko. c'est vrai nag Guédiawaye bëri na ay ndaw. que ne ndaw yooyu am na lu ñu bëri lu ñu xaar si moom recevoir nañu juste avant élection yi 2 fois yoo xamante ni waxtaan nañu ak ñun. alors c'est vrai que ministère bi ñu jox baax na mais dañuy xaar encore leneen. parce que tamit ndaw yi Guédiawaye dafa nekk loo xamante ne dafa am solo si banlieue bi. mu nekk loo xamante ne tamit ñun am nañ si benn cër boo xamante ne. mun nañ ko si féetee. te ñu ngi ko si féeteel moom. mais man dañ maa wax benn affaire. da nga am xaalis da ngay may xaalis. may xaalis mooy sukkaru koor yi. waaw jënd fii kii sant yàlla te nekkul liggéey bi waaw. xam nga sant yàlla mooy lan. waaw gis nga am xaalis c'est mun naa ne. xëy na ka koy wax. moom ngay jox militaire ba mu doon nangu tuuti nag. non non ñu ngi si njeexitalu émission bi non xaaral xam nga am xaalis l'émission tire à sa fin yow tamit nag. xam nga am xaalis. waaw ak xëy na mun ko bokk ak say nit. xëy na yaa une nuance. mun nga yor téeméer bokk ko say nit. nga gis ko yor junne mun na ko bokk ak ay nitam. ñun li mu yor ab tuut. dañ koo bokk ak suñu kii dëkk si biir banlieue bi. dawuñu. ñànk kii ñu daal maanaam. fi banlieue bi lañ dëkk. di fi gis ay problème liñ am mu nekk suñu wërsëg ñu koy bokk ak ñoom. amuñ fi nag loo xamante ne parce que géré wuñ direction géré wuñ ministère. yow fonction yi nga fi wax yëpp. Mamadou ni yaa mais sant yàlla. xam nga sant yàlla bi mooy li ñu am bëri na tuuti na. dañ ko bokk ak askan bi. loolu moom moo am solo. loolu moo am solo partage daal même bu dul loolu en tant que jullit ak moroomam. te voilà te du dul dara sax gi nga nit ñi kenn mënut a yor kenn. yàlla moom moo yor. benn goro suukar mbaa benn saaku ceeb bi ngay jox nit. mënu ko yore ñaari fan. day jeex. mais c'est-à-dire dafa baax. la nga am néew. nga bokk ko doomu aadama mais du saa gën am. ayca l'émission tire à sa fin kan ngay nuyu kan ngay gërëm. alors doo ñëwee Guédiawaye wax si Guédiawaye. faw ñu nuyu ki nga xamante ne mooy sunu maire. de la ville muy le camarade Aliou Sall. nuyu sunu maire Racine Talla. mais également nuyu militants yi ak militantes yi. nuyu nag ndaw yi nga xamante ne ñoo àndoon ak man depuis bi ñu tàmbalee parti bi. ñu jiital ma te ba tey fakkastaluñ ma. alors nuyu ñi nga xamante ne mooy femmes yi nga xamante ne ñoo ànd ak man tamit si li may liggéey di ma si jàppale. yaa wax nga ko fii ay jeunes filles yoo xamante ne c'est des les lions de les femmes battantes de Yaya Ba. les lions de Mamadou Yaya Ba. loolu yëpp ñu ngi fi ñoo xamante ne ñu am liggéey bu am solo mais si ginnaaw loolu am ay charge tamit ñoo xamante ne ñu ngi fi di liggéey di may jàppale si li may def. ak staff bu mag boo xamante ne ñu ngi ànd ak man. di dox pour fi ñu jëm. affaire yi gën a yaatu tamit. en tout cas ñooñu lay sant. di gërëm nag di defal mention spéciale bu APR demee ba deuxième mandat bi jeex nag. léegi da ngay def sa parti bopp wala. xam nga ñun loolu c'est très important. waaw mais loolu yëpp xam nga fan lañ koy kii jee. ngeen bàyyi ba seen mandat jeex. loolu yëpp xam nga fan lañ koy kii jee mooy suñu taxawaay. loolu doo xaar bu mandat bi jeex nga soog day taxaw da nga koy commencer dès maintenant. waaw mais mënu ma jeexal émission bi. te remercier wu ma nag son excellence le président Macky Sall. parce que nag gannaaw bu ki mbaar. tey lépp luñ mën mbaa di koy jéem. moom moo tax. kon dañ koy sant di koy gërëm. si li nga xamante ne defal nañu ko. sant ko si li nga xamante ne yëg-yëg bi mu am si ñun. en tout cas man mënu ma ko fay. ne serait-ce que 2 choses du ma ko fàttale ko. man day tax ma gën ko jàpp. mooy le fait que sama waajur bu jigéen mu yóbbul ma ko Màkka. man mi sama bopp mu yóbbu ma Màkka. loolu yaakaar naa ku la ko defal deselu la dara ba pare nag jox la ay responsabilité noo mun a téye sa base. loolu yaakaar naa kooku ku la ko defal kooku deselu la dara moo tax xaaruma si président Macky Sall mbaa xëccuwuma dara si président Macky Sall. lu ma jox nag ne ma Mamadou teel ma lii mbaa doxal ma lii la jox rek nga téye ma téyel ko. ak kan ngay gërëmaat. waaw ñooñu lay gërëm ñi nga xamante ne waa El Vision. gërëm sama chéri Dieynaba Zeyna gërëm leen yéen ñëpp. ñi nga xamante ne yéen a déplacé wu ñëw tey jii. pour waxtaan ak man. ma leen di ñaanal yàlla yokku leen. si weeri koor bi ñu nekk muy weer bu barkeel. yàlla defal la si du ngeen fii ñëwaat déwén. fekk ngeen yor télévision bu mag. bu ñëpp di waxtaanee. boo xamante ne day émettre. aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. amiin loolu maa leen koy ñaanal tamit gis naa affaire professionnalisme bi nga xamante ne. yéen a ngi koy def seen liggéey. ak vraiment engagement bi ngeen si am. mais également détermination moo waral. lii ngeen di def ni yëpp ak tout ce que vous avez comme matériel di si ñefe. parce que gis naa li ngeen fiy def. man nag xam naa ne sama chéri moo tax ñu defal ma vraiment xam naa ne moom moo tax grand élage vraiment xar tànk ba émission bi passé 20 minutes voilà bu mu passé 20 minutes continuer daal la koy seere Aïcha ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Mamadou Yaya Ba nekkoon tey suñu invité si 20 minutes avec ñu fekkoon nag këram macha allah mu teral ñu mook jabaram jooju di Mariam Kane bokk ak suñu chéri
DG boobu di Zeyna macha allah ñu ñëw nag tey si kër gi ñu teral ñu jox ñu ndog ñu lekk ba suur du ñu dékkee caméra kon dañuy wax sax ba passé heure bi di gërëm nag technicien équipe technique bi ñu àndal yépp Saliou ci caméra bi DG Lo ci réalisation bi Zeyna ci maquillage bi et tout di gërëm waa kër gi yëpp te di leen jox dig daje nag très bientôt ci seen beneen numéro émission 20 minutes avec